self-comportment, self-confident, and you should be determined to whatever work or research or educations that one is doing, for not only for you to be able to achieve what you want at that prime time, but these are tenets that will be able to help you, to mold you, and to build you to become a productive, good, positive citizens for posterity. That is key. And as a young person, you must ask yourself, if I am a teacher tomorrow, or if I were the principal or school administrator, I would have loved my students to respect me as my children or my sons and daughters does at home. It's give and take. When you exhibit maximum respect and discipline for school authorities, your teachers, and even those in government, those in positions of responsibilities, your elders, your mothers, and your aunt at home, when you grow up, you will become a disciplined elderly. And more often than not, societies or organizations, people who are fond of destroying or showing irresponsible citizens or irresponsible persons in authority or in position of responsibility, you observe them. They were very indisciplined when they are young. An indisciplined elderly person is very dangerous. So the president's independent message was very apt. We've seen of recent the upheaval that happened at St. Augustine's. It's unfortunate. But we have the members of NAPSA here, and we have the members of the Gambia Teachers Union, headed by the president of the Gambia Teachers Union, which is Mr. Lamin K. Marong, to discuss on those vital issues. But the message is, do unto others as you would want others to do unto you. Have discipline and respect for your elders. Tomorrow when you become an adult, people will into reciprocate that gesture. Tijan? Thank you very much, Honorable Sidi Njai. That's good. Honorable Babu Gay. Yeah, jërëjëf Tijan, ma doore si olof ma summarize ko si soose. Foog naa ñu ngi dalal ñëpp di leen wax welcome to Bantaba programme. Di ndokkale réew mi yëpp si independent buñ jógee nii. Génn ne ñu war a génn ñu celebrate 48 of our nation. Waxtaan gi tey am na solo trop because lu ñoo waxtaanee tey mooy yarin bi te ñu jagleel yarin ci school si. Loolu Tijaan wax ku am solo la. Ndigi yar mooy lépp. Nit su amee yar ñàkkuloo dara. Waaye nit su ñàkkee yar amuloo dara si kër. Kon dañ tollu jamono boo xam ne waxtaan nañu waxtaan ak suñ rakk yi suñ mag yi. Mais nga gis ne naka la ñoo indee yar si niñ ko fekkee woon ba mag yu baax yi mun a am ñin ñu baax yi bañ fekk réew mi mu baaxee nii. Honorable Sidi wax na ko dafa tollu foo xam ne fu mu jaar ñu waxtaan. Yar dafa am solo astumala si school te xale yi school ñeneen dañ tollu foo xam ne waxtu jot na pour ñu waxtaan te suñu waxtaanu duñ understand nekk xaleel nekkul li nga xam ne daay man laa nekka mag boo fi gis rek dafa jaar si ndaw te sa jamono ndaw soo buggee nekk kilifa bu baax ëllëg sa ndaw bi danga ko war a defar mu jàkk kon loolu tax na tey buñ fi amee nab sa ñi nga xam ne daa ci ngalam seen liggéey rafet na torop ci defari jikko yi astumala si school si teacher bi ak student bi sooy wax discipline li si ëpp doole si diggante googu laa am wala diggante student bi moromam te teacher mooy baay mooy yaay mooy nijaay mooy docteur mooy judge mooy everything si school bi kon kooku won ko yar ak teegin lu war la koo fi gis jaar na si loxo teacher te
teacher fayam kenn amu ko président bi wax na ko keroog si message am bi mu ne dañu war a respect suñ teachers yi dañu war a respect suñ jàngukaay yi dañu war a respect suñ bugg yi dañu war a respect suñ boppa ndig yooyu soo la respect rek respect nga sa boppa te koo fi gis tey mu nekk njiit bu baax dafa muñ mu am yar bu baax si boppam te nit soo amee yar ñëpp bugga la waaye soo melee naka su noonu kenn du la bugga kon naf sa tey pour ñu ama yan fii waxtaan goo xam ne dañoo waxtaana adduna si yëpp waxtaana student si yëpp foog na waxtu bi jot na pour ñu ñëw te da ngeen ñëw at the right time comme mbe kumo sutiyandi don tijan bi kaja mbe folo mbe napsankol jayla mbe tentula mbe bismillah la bi banta ba kajato mbe banko fana be jayla mbe tentula ife funti nyamun ke ka independent celebrate fo dunya be ba fola hani sayin a kontano be mobela bi kaja kuma yata bake nkamune kaja bi wala kulu wala fanna don ni ko banko kenda ta doron adumul le kuluta kulu ni yake ibiga ke moy kulu wala price follow ite fongla kana fasoto bawo karamundo dini wol nin tikal nin karambungo la kunya bi na nyati wala du yen ka fo yek mo kende je bi ibe nyabo bundato kunu ikata dinin kuluri mbaleti kunu yi alfa la kumo moyle kunu yi la tikasol bunyale oto bi ni nga nafsa soto jamuli yalon ko ila do ko be kende ari mbake banko kan bawo be munna mantu moy kumpato ini ñon karamundo dinol ka kajale dal mum bebe serigne be mu karamundo dinol la tinon woto ninna tikasol tema ndamal tema ka kulo sabani de karamoto mun sat na ngalon do mun soto man sata la se barako kije pour ce que alpha kendol ti soma mum bela nyantoleti donc karamundo dinol dol frata stage to sain fon ni nga kacha mbawi ka karamundo dinol je mbe futala jere bari je mo fongo ja uniform o do ala uniform o jindi ako yutal ise moje asita class period ita 5 bang aman lesson na time so mobile o nyala anda ni ajube ni ko discipline ni ko kulo ay fanna jamani nyininka kajabe futala jelle aka fulo suule kono nayna kara modo bawo ni ajube teacher karo kono ka contract hours munna I stand to be corrected but I think it's 897 hours that is contract hour for a teacher samako ni ajube awajelle boy bantala ite dindi wonyanta wadi jelle sodle ni la alfalu nyanda wadi jelle sodla kana moto woto ka kulo sabati ndi karamu ko do wati no wonte ba sodla inin tical ni mo nyo karamu do dingol to nya wonyantale dum ni ko la londo fana e baraka fo yela ticasul bunya yela mastal bunya ye nyon karamu do nol bunya yela karamu bunya ni yo soto don e ka kenya bo molti dunya kono ibe nyakila mamu moti klaso kono karamu do dino na kuluta tikasol be kala fala adu ada nyaw nyantol be mu tikasleti ame tika by profession so to tikal nin karamu do dino tema mbengal do manin so kacha nyin nafsale tamu lafta diamu bi al nin gambia karamu do dino le diamu alle nyo yamari alle nyo so hakilola momo nyin kacha mo bi hannin jika dole be la karamu to mu yalan ka manka jika kendeti walla ne nyi mo be bura ibabula dale nin jika kendole fana be la ibe continue la wala bi kacha mo atule tatin te tem jama tala bar kacha karakil mo jama bamu nafsan ko le tati tiyan jireyef Abaraka Bake, Honorable Babu Gay Sonko, Yeminfo, Ngamira Be, Kuolni Saniatale. Kumba Dafe, maybe you would like to buttress a little bit on the topic tonight before we hand over the mic to our invited people here in the studio. I've had the opportunity to come back to the Gambia a couple of years ago to work with a lot of young people. And I've had the opportunity to work with them. And it's one of the greatest things that I've ever done. I was a student, just like you guys, 20 years ago, sitting where you were sitting, not here, sitting in a class, really thinking about what the future holds. Because there's a lot of unknown. It is also those people who have the 7 habits of highly effective people that will be successful. And when you talk about those habits of highly successful people, you talk about determination.
You talk about respect.